parce que centrale nucléaire yi ñooy tourner l'électricité ne coûte rien en Europe parce que uranium muy matière première bi nga xam ne moo tax ñu am ko mi ngi jógee Niger te fa muy jógee foofa ñoom amuñu ndox mu ñu naan amuñu courant ñoom ña nga ci lëndëm ñoom amuñu ndox mu ñu naan ñu pousse leen poussière bi particule uranium bi nga xam ne dafa cancérigène parce que bu leen fàtte le nucléaire est dangereux ñoom ña nekk ca mine ba fa ñuy gasee di génn suuf si nga xam ne mooy nucléaire bi def ko ci ay bërigo indi ko France ñoom nigériens yi ña ngay bëgg a dee cancer ak yooyu yëpp amuñu ndox mu ñu naan ils sont pauvres ñoom ñoo jóg fipp taxaw ne lii day dakk créer seen rébellion taxaw jël seen ay oto di xeex ak armée nigérienne bi nangu seen ay oto ak seen matériel yu bari taxaw di jaamaar la ñoom pour lan pour que nucléaire bi kii bii génn uranium bii génn foofu ñu mën cee am seen wàll ñu diviser ko par 50% liy génn ci nucléaire bi ci uranium bi ca Niger ñoom ña dëkk ca gox ba ñu mën cee jot masalan tey waa phosphate ba ca Ndendoori ca Matam waa Matam taxaw na fii lu fi génn ci phosphate Ndendoori ñun dañuy jël moitié bi ñun ñu dëkk ci biir Matam ñun du dem bu ñu ko jaayee xaaj bi dañ ñu koy jox pour ñu mën cee tabax ay école tabax ci ay hôpital defal ci koom-koom nit ñi mën a jàngi yooyu yëpp tey waa Ndendoori ca Matam mënoon nañu def loolu ña nekk Niger noonu lañu def ñoom léegi ñoom ña def loolu ñoom France dafa dem ci benn dëkk ci doctrine bi nga xam ne école de guerre bi nekk France nga xam ne concept yi ñuy dugal ci biir langage yi di ko wax fa lañ koy définir na attention am na ay Nigériens yu nekk Niger au nord fa ñu am usine ñun France Areva nekk fa ñuy ŋacc uranium bi pour indi ko ci centrale nucléaire yi nekk France dugal ko ci togg ko pour am électricité suñu koom-koom di dox dëkk bañ ko jëlee muy Niger nekk Afrique ña fa nekk amuñu ndox amuñu lu ñu naan ña ngay kaas ba taxaw nañu ut ay armes di xeex ak ñun ak gouvernement nigérien bi ànd ak ñun ne gouvernement nigérien bi dafa war a taxaw fëgg ci taabal ji ne lañ fay génne ci koom-koom lu mu toll ci ay milliards dañ ko war a xaaj genn wàll gi dugg ca population ngir ga nga xam ne ñoom seeni suufu maam lañ jël di ngacc loola te amuñu dara France jël ñooñee ne ñooñu ay terroriste lañ tuddewu leen ñuy xeex ngir moom seen bopp de tuddewu leen ñuy xeex ngir seen àq daf leen a tuddee terroriste parce que dans la définition mondiale du mot terroriste dañu def seen lobby au niveau des Nations Unies à tous les niveaux def seen ay convention ba qu'est-ce qu'un terroriste ñoom ñoo ko taarifal seen bopp ne diw mooy terroriste su fekkante ne gis nañ ci moom mu jëfe nii mu jëfe nii mu jëfe nee mu jëfe nee ñu xool li nga xam ne lépp ay jëf la yoo xam ne ñoom gis nañ ne jëf yi bu dalee seen kaw seen ay intérêt day yàqu te jëf yooyu ñoom souvent li ëpp ci jamono ñoom jëf yooyu ñoom mooy dal seen kaw mooy nga fekk aw xeet ñu nekk di dund nga randal leen gas suuf sa génne la fa nekk ci or ci pétrole ci jamaa ci suuf ci lépp nga yëkkati ko def ko ci ay bato yóbbu ko sam réew ñooñu wëlbatiku amuñu lu ñu lekk amuñu luy naan yëre moo leen joxoo leen dara nga ànd ak seeni gouvernement la cay ball ngeen bokk ko séddoo ko ca kaw bàyyi askan wi nga xam ne seeni maamaati maam ay génération ñoo nekkoon ci suuf si di ci dundee ngeen randal leen du ndox du courant du hôpital du liggéey du dara ñuy tumuranke ñooñu di fipp dal ci seen kaw ne lii du dëgg du yoon dañoo war a gis suñu bopp ci li ngeen di def dàq ñu leen xasuñu leen néew leen ngeen bàyyi fi lépp dañ ne li ngeen di gas muy ball ci suñu suufi maam yi jox leen ñu ci seen wàllu comme ñoo kon waa Ndendoori defee woon ca Matam képp de la waa Niger def ñu wëlbatiku ñoom tubaab yi ànd ak gouvernement Niger bi ne ñoom ñay wax loolu ay terroriste lañ ka def loolu Niger am ku ko def ci nord Mali ne ñun kat Mali dafa rëy mat nañ juróomi yoon France wala ñeenti yoon France am na ñu nekk ca nord ba ñoo xam ne dañ leen a fàtte amuñu dara gis ñu dara gouvernement yi fi nekk yëpp dañ leen a fàtte armée bi dafa corrompu armée malienne bi armée bu Ibrahima Boubacar Keïta bi teg leen seen baaraam foofu dinaa ci ñëwaat pour wax leen fi ma jëm ñoom it ca Mali ñu futteeku taxaw di xeex ñu ne leen ay terroriste ngeen tubaab toujours France mooy ànd ak gouvernement Mali wala bu Niger wala bu Tchad toujours ñooy ñëw nag bu ñu la bëggee faagaagal dañ lay njëkk a taxé ne la yow dëmm nga ndax dëmm dafa am lu muy tekk ci ñoom tubaab bi déggoon nañu ba nag diw mi mooy dëmm ñu ne lu tax mu ne mandarga bii ak bii ak bii ak bii mooy wane dëmm la ñu ne ko waaye mandarga yooyu lu tax bu ñu koy taarif maanaam bu ñu koy définir di ko teg duñ ci boole africain ñoom tubaab bi ñooy toog ci seen bureau yi teg seen champagne seen yu sedd ne kat terroriste mooy kiy def lii ak les africains yi nekkuñu fa de bu ñu noppee ne dem Afrique di jëli seen i matière première africain bu yëngu boo ki defee benn ñu ne la yow terroriste nga ndax lañ newoon ñun tubaab yi ku ko def yaay terroriste yow am na ñu ko def ci sam réew
te ñoom ba ñuy taxawal loolu ñoom africain ñoom xamuñu yëguñu ñoom dañuy xeex ngir bëgg a dund dañuy xeex ngir li nga xam ne ñoom la ko yàlla sédd muy seenum réew di seen suuf am lu fay ball tubaab bi ñëw na da koy jël te du leen ci jox loo xam ne mën nañ koy dund ñoom loolu la ñuy xeex. ñoo leen yéen ay terroriste ngeen affiché leen ñu fiché leen nag terrorisme ndax buñ ne la terroriste nga ba fichier la ci terroriste ba dugal la ci fichier bi dafa am ay àq ak yu bari yoo xam ne dootoo ko amati dañ lay embargo doo amati accès ci yu bari bu leen fàtte na ñoom ñoo yor defar armes yi bu leen fàtte na ñoom ñoo yor le système financier international shift bi nga xam ne mooy tax ñu mën a def virement yi interbancaire yi xaalis yi ngeen di envoyé shift bi ñoom ñoo ko yore américains yi ñoo ko yore donc ak européens yi bu ñu taxawee ba d'accord excusez-moi bu ñu d'accordee na diw mi terroriste la rek dañ lay dugal ci seen base de données yi nga xam ne yow dootoo mën a yëngu dañ lay bloqué verrouillé embargo xawma ndax li may wax leer na bu leeree ngeen def ma signe kon la xew Burkina Faso xew Niger xew Mali xew feneen ak feneen moom loolu lañu leen di tuddee yéen moom lañ leen di wax ne loolu mooy terrorisme te ñi koy tuddee mooy tubaab bi nga xam ne moom dafa am intérêt ak ñi mu àndal est-ce que yéen a ngi gis bu baax a baax mbir mi ni mu tëddee bu ñu dellusee kon ci suñu diplomatie réew ñu gis ne dañoo lajj ci côté yëpp économiquement diplomatiquement dara doxul ñu dem ba jëmmi jamono yi Covid bi ñëw mbas mi ñu xañ ñi lu bari ci dem ak dikk ci yu baree bari dugal mbir yi ci biir réew mi xañ leen génn beeg dem beeg dikk bi coow la ci am yéen ñëpp xam ngeen ko la ci am ci ay milliards yu ñu détourné lépp xam ngeen ko ñu toog ba bërki démb ñoo dafa am benn variant bu génn Afrique du Sud la génnee ñoom ñu am nuñ ci taxawee kontaan nuñ ci fippu d'accord ñu ci dictature bi nga xam ne occidentaux yi ñu ngi koy teg muy le nouvel ordre mondial ba Macky Sall woote woon fàtte ngeen ba mbas mi ne pël dafa jóg taxaw woo Sénégalais team Sénégalais yëpp ne leen yéen ñëpp maa ngi leen di woo ci nouvel ordre mondial bi nouvel ordre mondial bi du leen lu dul le monde de la dictature mooy maanaam ak nooteel liberté moom sa bopp kenn amatu ko léegi dafa am ñu nekk ci kaw di dicter seen loi ñëpp di topp par force ku ko deful ñu faagaagal la isolé la embargo la ba doo amat dara lu ñu génne ne loolu la ñëpp topp ci ñàkku leen ñëpp ñàkku bu leen ñàkku bu kenn ñàkku tëj oto yi tëj aéroport yi kenn du dem kenn du ñëw ñoom te ñi ko def minorité lañ mais ñoo yore àdduna bi ñoo génne barki démb variant Afrique Sud bokk ko tasaare waaye gis nga coow lu ci am déggoowuñu ci variant bi dafa commencé am cafouillage parce que Sud Afrique Sud dana leen yéen naka ngeen mën a génnee ab variant ci sama réew te man mi nekk ci réew mi gisuma ko naka la fi nit mën a jógee dem ba agsi ci seen réew ngeen ne kii dafa am variant South Africa la ko jëlee te bi muy départ South Africa kooku def na test bi amul benn contamination bi muy def test bi amul dara lu ko jot mu wàcc ci seenum réew ngeen ne dafa am variant mu tudd Omicron xanaa ci avion bi la ko jëlee kon waaye jëlee ko Afrique Sud coow lu ne kur ñu ngi ci coow lu metti fi mu toll mu nar a fippu Afrique Sud ñu nar ko embargo ne ko boo ko defee dañ lay isolé dictateur la ñu ñoom dañ lay isolé ba kenn du demati seen réew économiquement lépp la ñuy isolé ah ñu ne léegi nañu wëlbati ko xool Afrique Sud c'est pas un petit pays ci la ñu wokk Macky Sall wokk ñenn gis nañ ne Macky Sall moo nar a jël présidence Union africaine dans un mois moins même Afrique Sud daal di câbler Macky Sall ne ko nag il faut ñu jóg Macky ne ko lu tax ñu war a jóg mu ne ko ah mbas mi bi mu duggee ba léegi ñu ngi góorgóorlu ñun africains yi ñi fi dee barewul suñu koom-koom bi bona mala ñoo ngi tenir waaye ñii bu ñu leen toppee dañuy ñàkk suñu nguur gi ñoom tubaab bi li ñu bëgg a def loolu nag dañoo bëgg a tegu njaam nag te ñun Afrique Sud dañoo yàgg jundu njaam ñun xam nañ Mandela xam nañ ñuy tubaab ñun tubaab bi duñu xoqatal kenn duñu ñun xam nañ tubaab yéen Macky Sall yéen yéenay toog sukk ci kanamu tubaab bi mooy ñun South Africa ñun fi ñu jaar ak tubaab bi ñun duñu sukk ci tubaab taxaw lànk
ci la kon ne ko kon na nga def benn mini sommet sur la paix à Dakar, man dinaa ñëw. ñu woo seeni xarit def sommet bi bërki démb tey la jeex defe naa démb ak tey ci lan la paix. Paix ci lan paix intérieure wala paix extérieure. La paix c'est vague. Un sommet sur la paix. La paix où? En Afrique de l'Ouest, dans nos pays. Où la paix par rapport à quoi? Kenn xamul. Mais dañuy politique ñoom li leen yitteel mooy seen sommet bi defuñu ko pour le peuple africain. ñoom li ñuy teg du pour ñun yéen ñi nekk Dakar ak South Africa yéen c'est une affaire au sommet. C'est ça aussi la diplomatie. Des fois dañuy am ñu ñuy waxal dans la communauté internationale. Dafa am ñoo xam ne ñooy seen ay interlocuteurs. Les bailleurs de fonds, les institutions de Bretton Woods, le forum de Davos nga xam ne ñoom c'est eux qui tiennent le monde. Le forum de Davos avec Schwab. di wax ak les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI nga xam ne ñoom ñoo yor coffre-fort yi ba xaalis bi. di wax ak les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé ñooñu la ñuy waxal. li am Dakar démb du pour sénégalais yi ak sud africains yi ñi tax ñu organiser ko mooy ñii ma leen tuddal ñooñu la ñuy waxal. waxuñu ak yéen lan la ñuy wax ak ñooñu mooy dafa jot nag ñu ànd ñun taxaw africains yi fipp taxaw ba li ñu bëgg am ko. te li ñu bëgg mooy mbas mi bi mu ñëwee dal àdduna bi yépp daf ci am réew yi nga xam ne ñooy réew yu occidentaux yi, les pays de l'OCDE, les pays développés ou les pays moins développés mais membres de l'organisation de l'OCDE, de la coopération et de développement économique. ñoom pays yooyu bi mbas mi ñëwee restriction budgétaire yi nga xam ne dafa amoon ci seen réew yi, parce que dafa am ce qu'on appelle une politique de rigueur économique et budgétaire. mënoo nekk ci am réew rek di defar ay billets di teg di fabriquer. donc dafa am des politiques de développement économique, fiscal et budgétaire yoo xam ne FMI, Banque mondiale dañ koy surveiller au niveau mondial. France au niveau de l'Union européenne bi ñuy def seen intégration économique et monétaire dañu définir ce qu'on appelle des critères de convergence, maanaam ay jëmtuwaay yoo xam ne ñun ñëpp dañ caa war a daje bokk ko matale ko pour ñu mën a ànd nekk benn ci wàllu koom-koom. bokkoon na ci la maîtrise de ce qu'on appelle le déficit public, la maîtrise de l'inflation. Déficit public bi nga xam ne moom lañ tuddee woon le serpent monétaire mënoo koo dépasser plus de 3% du PIB. pour nga nekk membre de l'Union européenne nekk ci euro bi bokk ci euro bi, il faut que ce budget, ce déficit public bañ a weesu 3% de ton PIB. mais gis nañu bi mbas mi ñëwee contrainte yooyu jafe-jafe yooyu dëkk européens yi membre OCDE yi amoon toppatootuñ ko. comme mbas mi ñëw na léegi rek dañuy ubbi tirelire bi léegi on a plus de limite. allez on dépense on ouvre les vannes. France gis nga ñuy fay nit ñi. Allemagne, États-Unis dañ ngeen fi 2000 milliards de dollars yu Bush génne. France ñu génne xaw ma ñaata. Union européenne dégagé plus de 7000 milliards ñu tasaare xaalis bi taw ratatat. te bu njëkk xaalis du taw bala nga koo génne lu leer rek koy génne parce que c'était donc une politique rigoureuse en matière donc monétaire. léegi nag banque centrale bu Union européenne moom dafa ubbi robinet yi muy xel di rek gars yi di noos. ba mu des Afrique dégg ngeen fi Macky Sall muy yuuxu il faut ñu baal ñu bor bi, suñu bor yi ñun lañ bëgg comme mbas mi daf ñoo jàpp confiné nañ Sénégal yi liggéeyatuñu avions yi benn demul ñun tamit dañoo sonn comme yéen. waaw yéen a ngi am seen robinet di ubbi muy xel li ndax robinet bi dañ kaan ubbi guddi tëj ko bëccëg bi mbas mi ñëwagul. waaye yéen bi mbas mi ñëwee léegi seen robinet yi day ubbi guddeeg bëccëg respecté ci leen benn règle boo xam ne Banque mondiale ak FMI ñoo ko fixé. léegi lu leen neex ngeen def. waaw ñun africains yi nag ngeen dégg gis ngeen Macky Sall mu def pied de grue dem France dem fa yëkkati ay lubiyam Youssou Ndour ci ñëpp ay Thierry Breton kenn ku nekk wax ñu dugg génn ma taxaw di leen xool rek. booba Macky Sall moom li mu bëggoon mooy dégg ngeen ko mu ne un plan Marshall africain. dégg ngeen ko mu ne plan Marshall maanaam ñu jël alal yu bari sotti ko Afrique ci turu mbas mi. tubaab yi ne ko loolu échoué mu ne il faut que ñu def l'annulation de la dette. li ma leen waxoon sànq dette bor bi Abdoulaye Wade nga ko bàyyi ci 2300 milliards Macky Sall yóbbu ko ci 9500 milliards au bout de 9 ans. comme bor bi léegi fardeau la parce que au niveau de l'UEMOA tu ne peux pas endetter les pays plus de 70% de son PIB
Macky est à 69% et poussière. Il a atteint la limite, il peut plus s'endetter. Comme dette bi dafa lourd leb naa leba leb te leb gi amul njeexital ci sénégalais yi mu bëgg nag ñu wàccal ko bor bi effacer ko ba mu jeex mu mën a lebaat balaa dem lebaat ba agsi fi mu agsi te bor bi ñuy leb amul njëriñ ci askan wi dañ koy sàccaat ñoom lekk moo tax bi ñuy woote ne nañu baal bor bi man may def sama lobby ne bu leen kenn baal bor yi parce que même bu ngeen baalee Macky Sall bor bi ci pour mbas mi bor bi mi ngi woon ci 2500 2300 milliards bi fi Wade jóge 2012 moom Macky yóbbu na ko ci 9500 milliards ci 9 ans te amul benn njeexital ci dundu sénégalais yi kii bu ngeen ko baalee bor tamit day wër di lebi waat bala mu fay jóge te lu mu leb da koy sàcc kon bu leen ko baal bor bi na bor bi taxaw ndax bor bi mooy dundal sénégalais yi ndax bés bu ngeen ko defee sénégalais yi daañu gën a ndóol ndax bor bi boru Sénégal la du Macky koy fay de sénégalais yi ñoo koy fay Wade bi muy dem 2300 milliards la fi bàyyi dem yoonam sénégalais yoo koy fay mi ngi suñu loos yi Macky Sall buy dem dina fi bàyyi 9500 milliards de bor ci suñu ndodd yi la koy bàyyi du ko fay moo koy leb de waaye ñun ñoo koy fay yoonam nekku ci mu bëgg nag comme leb naa leb ba sës ñu ne ko mënutoo lebati mu bëgg ñu baal ko li mu jot a leb yëpp pour mu tàmbali waat di leb jëmale fa nga xam ne mooy àpp ba ma xeex ko ne ko bëgg ko kenn lebal xaalis kon gis nga plan Marshall bi mu doon wax mooy jël ay milliers de milliards sotti ko Afrique dimbali leen ko comme ni ko Europe defee comme ni ko États-Unis defee woon après la guerre en Europe bi Hitler duggee Europe tas ko ba ñu gagné guerre ba gagné Hitler dañoo def plan Marshall considérant la reconstruction de l'Europe la BRT ci la ñu jógee créer Banque mondiale ak FMI les institutions de Bretton Woods ont été créées en 47 ou 48 pour la reconstruction de l'Europe ci lañ ko créé institution yooyu Macky loolu la bëggoon ñu defal ko Afrique échoué na mu ne nañ ko baal bor yi mu échoué léegi nag amatul pexe léegi fipp na comme am na Afrique du Sud derrière bu ko baakab jàppale ko mu ne naa ci profité langaamu ci parce que amul diplomatie amul vision parce que amul poids Afrique du Sud mi ngi xeex pour am accès au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies les 5 membres permanents dañuy demander ñu réformer la politique des 5 membres permanents des Nations Unies pour dugal ci un pays africain Afrique Sud est candidat donc Afrique Sud mi ngi joué ci loolu bëgg diplomatie sénégalaise bëgg ko jàppale pour mu am loolu Macky Sall tamit mi ngi bëgg a jafandu ci Afrique Sud ba li mu bëgg ci wàllu ay koom-koom ak ñu baal ko dette bi ñu mën ko wàcce moo tax sommet bi mu def démb bërki démb tubaab bi la ñuy waxal mais waxuñoo ak africains yi ñoom ma dégg ci waxam déclaration bi mu def démb xaw ma tey muy wax ne waxu la ñun de tubaab yi lay waxal parce que tubaab yi yoo koy surveiller ne il faut que tubaab yi teggi seen tànk tuuti bàyyi ko mu noyyi tuuti ba budget Sénégal bi nga xam ne moom moo koy defar at mu ne député yi voté ko ñu mën ko cee bàyyi mu mën a noyyi ba am lu mu ci njuuj njaaj dugal fii génn fee te duñ ko ci topp ndax bu leen fàtte ne budget bi FMI da koy surveiller ak Banque mondiale lu tax ñu koy surveiller ndax dañ leen a amel xaalis nit nag boo ko amelee xaalis war koo fay te pay gi matul la nga amakus néew war koo liggéey pour mën koo fay da koy saytu da ciy teg baaraamam da ciy teg loxoom ne la kat da nga maa amel bor kon lépp loo am di ko liggéeyee ngir man maa fay bor bi dama koy saytu di ko xool duma la bàyyi nga def lu neex dama lay topp ndax sama bor bi nga ma amel moo tax boo yëgatee mën la teg fi foo ko nar a dugal ma xool ndax foofu boo ko fa dugalee dana am njariñ ba nga mën maa fay sama bor ma ne la dugal ko fa moo tax dépense yi ñuy def ci budget bi amu ci lenn loo xam ne dañ koy def te FMI joxu ci accord am FMI ak Banque mondiale ñooy d'accord ndax ñoom dañ leen a amel bor mooy li ma leen waxoon sànq 9500 milliards yi topp gi ñu ko topp nag bu yëgatee ñu ne ko teg ko fi ndax fi nga koy dugal amul njariñ wala boog boo ko fa dugalee ñun duñu fayeeku loolu loo ko sonal nag ñoom la doon waxal tey xaw ma démb naan leen na ngeen ma bàyyi nag tuuti nag ma xaw a noyyi nag jël budget bi nag am fu ma ko dugal daal di koy param fàcce nag ndax nag dañoo nekk ci contexte de guerre terroriste sous région bi dafa am terrorisme mooy li ma leen wax sànq li ñu tuddee terrorisme au Mali tuddee ko au Niger tuddee loolu ñoom nga xam ne moom la ñu tuddee terrorisme ndax terrorisme léegi dañ ko taarif définir ko ba nga xam ne c'est un concept fourre-tout dangereux ba ku ñu bëgg a rey moom lañ lay tuddee boo bëggee lay sa budget boo bëgg a dugal da ngay wax nañ la bàyyi ndax dafa am terrorisme bay xeex donte amul waaye noonu nga koy tuddee pour mu mën a jàll foofu la Macky Sall nag porox ndoolu dugg moom it dem nañ ko bàyyi nag tuuti mu nooyi ndax dafa jóge ci mbas mi sonn na te budget bi ni ñu koy toppee naan ko déet tegal defal nii du noonu di ko surveiller mel na xale bu ndaw te xale la dañ koy surveiller parce que moo dem di leb te li muy leb dugali ko ci luy indi koom-koom da ko leb sàcc ko moo tax ñu di ko surveiller comme xale bu ndaw moom xale la tubaab bi dañ koy topp gi ñu koy topp nag tegal ak jógal ak toog di ko coucher ka ngemb looloo ko metti mooy bàyyi leen ma nag ci wàllu koom-koomu budget bi nag ah léeg-léeg nag ma mën a defal sama bopp nag te du ngeen ci addu may wax ne Macky Sall loolu ngay wax ne tubaab bi dañ la ko defal tubaab bi duñ la ko defal ndax xam nañ ne tu es irresponsable amuloo vision jëmoo fenn sàcc rek moo nekk sa bopp bi buñ la bàyyeeg budget bi da nga ko sàcc ba mu jeex takk ndax bañ la fi tegee ba léegi sàcc moo fi nekk sàcc mooy sa métier benn ñaareel bi li ngay lay ne terrorisme bi nekk ci sous région bi
danger bi nekk ci sous-région bi da ngay bañ mu daw dugg Sénégal ba tax nga bëgg ñu bàyyi la yow ci biir terrorisme bi ci biir budget bi Sénégal bi nga mën caa am arbitrage yooyu def li nga waroon def ci njàng mi nga dagg ko ne da nga koy jëndee ji ay chars de combat fexe ba def say dépense budgétaire yokk dépense armement bi nga xam ne tey jii ministère de la défense bu Sénégal seen budget mi ngi ci 270 milliards à peu près waxoon naa leen ko keroog ci projet de loi budgétaire 2022 bi bon yoruma ko sous les yeux mais je l'avais vu la dernière fois 270 milliards et poussière dont 50 dont 130 xaw ma 140 milliards de dépenses de personnel et 75 milliards voire 80 milliards de dépenses d'équipement foofu laay taxaw nag équipement yi nga xam ne mooy chars de combat yi mooy kalachnikov yi mooy hélicoptères yi mooy tenue yi mooy bal yi mooy chars de combat yi mooy camions yi mooy équipement militaire su ma nee militaire armée c'est l'armée les militaires et les gendarmes c'est dans l'armée Macky nee na nañ ko bàyyi mu mën a réaménager budget bi bu ko FMI Banque mondiale taxaw nañ ko bàyyi mu xool daal lu ki nekk fu mu koy dugal nu mu ko neexee ma ne ko ñooñu duñ la bàyyi buñ la bàyyi itam ñun duñ la bàyyi ñoo ngi lay surveiller ndax li nga bëgg mooy jël lu bari ci xaalisu budget bi def ko ci biir dépense militaires yi xam ngeen lu tax Macky Sall bëgg a def loolu parce que dépense militaires yi dafa nekk ay dépenses yoo xam ne dañ ko estampillé confidentiel les dépenses liées à tout ce qui est donc politique de défense et de sécurité au Sénégal sont des dépenses qui échappent au code des marchés publics tey bu ñu doon jël 1000 milliards di ko dugal ci armée bi ci wàllu oto yu ñuy jënd dàll ay sox chars de combat fetal lépp Macky Sall mooy toog ci palais bi moom ak ministre bi ak chef d'état-major général bi ñooy xool ku leen neex ñu jox ko marché bi amul appel d'offre amul transparence c'est une nébuleuse c'est un marché noir loolu moo tax comme c'est un marché noir Macky Sall loolu moo tax nag marché boobu intéressé ko parce que corruption bi dafa bari la plus grande corruption dans le budget du Sénégal se trouve dans les dépenses de l'armée ma xamal leen ko tey moo tax Macky di kaas na nañ ko bàyyi mu jël budget bi arbitré ko am fu mu dugal yóbbu li ci armée bi layalee ko nag ne réew mi dañoo nekk ci ay réew yoo xam ne dafa jax terrorisme dafa faa nekk ña ngay reyante kon bu ngeen ma bàyyiwul ma équiper sama armée jël ci budget bi lu takko takk dugal ko foofa du ma mën a faire face au terrorisme demee suñu attaqué loolu mooy wax yi dafa neex bu ko Sénégal yi dégg na ci di jàmbar daf ñu bëgg a aar fekk aar sénégalais yi taxu koo jóg dafa bëgg randal lu bari ci budget bi yóbbu ko ci armée bi ndax armée bi lu fa dugg rek lëndëm na ndax lañ cay def ëllëg duñu ko lay kenn bu duggee assemblée bu ñu koy voté budget bi kenn du ko ubbi kenn du ko xool député yi dañ koy voté ñëpp unanimement amul débat dépense yi ñuy dépensé ci armée bi ay milliers de milliards amul facture amul compte rendu amul dara day passer d'office en global lay jaar au niveau de la loi de règlement amul détail amul contrôle gis ngeen Macky Sall ni mu wuyyoo ak ni mu saay-saay gis ngeen li mu bëgg jël li des ci alalu réew mi day dem mu dugal ko ci dépense militaire layalee ko ay terrorisme yu nekk ci sous région bi day fen de pour bu ko fa dugalee ci biir armée bi moom ak Sidiki Kaba ñu mën koo randal ak seeni chef d'état-major ak seeni colonel lekk ay milliardaires la ñoom ñëpp